li ma wax rek mooy déjà imam bi dañ koy juger le 14 février le 14 février ñu lancé appel à tous les sénégalais képp kuy sénégalais képp kuy jullit koo xam ne da ngay déplacé wu parce que du Khalifa Sall lañ jàpp day joxe ay 5000 francs parce que du Karim Wade lañ téye parce que du politicien lañ jàpp kuy déplacé wu te alxuraan rek tax te yàlla rek tax fi sabilillah parce que loolu mooy nitu dëgg ah nitu dëgg mooy fi sabilillah te yàlla rek tax ñun loolu lañ bëgg la 14 incha allah une forte mobilisation mbooloo mi yëpp taxaw ñëw man nag par benn dinaa leen wax ñaata baadoola la doomu Sénégal la état justice sénégalaise tooñ naa leen indil papa détenu yi yaay détenu ay nit yoo xam dañ leen tooñ jàpp leen tëj leen ci kaso bi amuñu lu ñu lekk seen papa yi di daw seen yaay yi gaañu kenn seetiwu leen ñu sonn nekk ci condition yu metti ñu jàpp leen tëj leen fàtte leen ci kaso bi pour wan leen justice amul Sénégal kon du yéenay wax imam bi da ngeen koy atte yéen bëgg ko atte nu mu leen neexee bëgg ko sacrifier loolu ñun duñ ko nangu ma waxaat ko pour mu leer donc préparez-vous à ce que ñu ànd ñun ak yar ànd ak teggin ànd ak ormu ñëw rang bu normal dugg ndànk fekkee procès bi ngeen libéré imam bi ñu ànd ak moom ñibbi parce que leer na ñëpp ni imam bi du terroriste tooñul kenn gëmu ko ndax man imam bi man dama koo seeti mu wax ma ci làmminam ak ma dégg man bokkuma ak ñi di wax ñi de man damaa seeti imam bi mu wax ma dégg ma dem déglu xutba imam bi xam ne ñi dañu am problème ak diine barki yàlla dañu am problème ak diine léegi nag damay ñaan lii du làmb lii du nawetaan lii xam nga lan la diine la lii ngëm-ngëm la ñun ñëpp nañu ànd dem taxaw ànd ak yar ak teggin ci kaw ñu bàyyi imam bi mu ñibbi buñ ko defulee ñun ñëpp dinañu tëj ci kaso bi man maa ko wax ñun ñëpp ñun ragaluñu kaso ragaluñu ko Serigne Touba dugg na kaso ragaluñu kaso yoon ci Yàlla Yusufa dugg na kaso ñi gën ci ñun ñëpp dugg nañ kaso amul kenn koo xam ni ragaluñu kaso ñun yéen la ngeen ñu mën a tiitalee kaso kese ñun ragaluñu kaso lu ngeen ci bañul pour tëj imam bi ñun bañ ci lu ko raw pour ngeen libéré ko comme yéen da ngeen a bon rek di def lu bon ñun lu baax li ñoo leen ci gën a déterminé wu parce que ak mbon rek ngeen fi wane ma ñoo leen fi at mbaax sàcc àllu réew mi jiital góor jigéen ñi bàyyi ngeen ñu génn kaso bi góor jigéen yaa ngi fi Sénégal am na 7 association homosexuelle bëgguma ci sax dellu si di waxaat góor jigéen yaa ngi fees dellu ci dëkk bi ngeen jàpp ay góor jigéen libéré leen association yaa ngi nii reconnu ministère de l'intérieur moo nangu góor jigéen Sénégal ay ministre du genre lu nekk am na Sénégal Macky Sall dugal na ko ci réew mi loolu nag comme yu bon yooyu ngeen di def ñun lu baax li ñuy def duñ ci tàyyi lu ngeen tàyyiwul ci fitnaal imam bi ñun duñ ko tàyyi ci fitnaal leen yéen te bañuñu si dara dañ koy wax man maa koy wax adduna bi yëpp ñu dégg adduna bi yëpp ñu damay ñaan képp koo xam ne yaa ngi suivre live yi partager live yi partager ko partager leen lii te yàlla tax fi sabilillah ñu xam ne ñun nitu dëgg dinañ mobiliser wu def une forte mobilisation bu gën a am doole bii passé ñëw taxaw tribunal ànd ak yar ak teggin ci kaw ngeen bàyyi imam bi su ngeen bàyyiwul imam bi du ngeen am jàmm ak ñun ak yéen la ci mbedd bi day leer naññ man maa ko wax man Karim maa ko wax te li ma wax sama la ko war ngeen ko xam ngeen ni ñun ragaluñu loolu war ngeen ko xam parce que ñun am na fu ñu jaar ak yéen xam ngeen ko ñun ragaluñu waaw parce que li tax ngeen libéré Thione Seck li tax ngeen libéré Cheikh Béthio li tax ngeen libéré Cheikh Yérim Seck ay cas viol meurtre yu doy waar lu tax ngeen libéré ay ñoo xam ne dañoo toog ci ay phobie lu tax ngeen libéré góor jigéen ñi loolu xam nga lan la mooy parce que da ngeen ñu ay nitu dara loolu nag ngeen bëgg langaamu ci imam koo xam ne alxuraan lay firi ngeen bëgg ko tëj koo xam ne fekku leen ci moom dara jàppawu leen ko dara ngeen bëgg ko taqal tëj ko ci kaso bi Sénégal yi seetaan ñun duñ ko seetaan Sénégal ñu baax ñi ñoo ëpp ñu bon ñi chaque jour moo wax ko Macky Sall doyal nañ sa doxalin doy na xaalis bi tax ngay jaay sunu imam bi xaalis boobu doo ko am te doo amaat 2e mandat incha allahu rabbi doyal nañ si yow sëkk jàmm doo ko am ci réew mi fekk libéraux imam Alioune Badara Ndao 2 ans nga tëj ko mag 2 ans nga tëj institution islam nga tëj ko te fii ku la saaga fii sax wala ñu dessiné Macky Sall bu ndaw sax nit ñi camp seen làmmiñ kenn warul saaga institution Macky Sall institution la kenn waru ko waroo wax sax Macky Sall sax boo ko waxee ñi ne la waroo wax Macky Sall da nga war a wax président Macky Sall ñu jël pouvoir yëpp jox ko pouvoir yëpp lañ ko jox pouvoir yëpp donc li may wax rek may tàggatoo di wax ni une forte mobilisation rek lañ bëgg quoi incha allahu rabbi le 14 incha allah chaque samedi di ngeen am télé ci poste 20h ma wan leen naka la justice bi di tooñee imam Alioune Badara Ndao di ngeen ko libéré ci nii wala ngeen libéré ko ci nee léegi nag gàcce bu gàtt nag moo gën bu gudd ndax ñaari at dafa doy sëkk duñ ci yokkaat leneen le 14 duñ ci yokk leneen benn fan duñ ko ci yokkaat parce que islam bi sonn na Sénégal te seetaan bi dafa doy
loolu mooy message bi di baalu ñëpp àq wax ji dëgër na maa ngi leen di jégalu di baalu àq di wax ni suñuy wax des fois c'est le cœur qui parle di wax ni baatu nit dëgg la ñuy waxee incha allahu rabbi képp le 14 képp ku mën a ñëw da nga ñëw samedi incha allah 20h dinañ defaat beneen télé ci poste indiwaat leen beneen sénégalais boo xam ni yoon da koo tooñ parce que baadoolo la parce que yorul parce que amul baat parce que amul ko ko waxal moo tax ñu fàtte ko ci kaso bi jërë ngeen jëf di rafetlu seen teewaay di bëggee ñi nga xam ñi ngi doon partage yëpp ma wax ko sànq ne maa ngi bëggee Ousmane Dramé ah grand Ousmane Dramé depuis États-Unis nga xamante ni réveil des consciences gis nañ ko muy partager image yi di rafetlu ñuy partage yëpp di wax ni partager leen ñi ngi bëggee ñëpp ñoo xam ñi ngi seetaan ay ñoom Ablaye Sall ñi nga xam yàgg nañ jàpp ci ko ak ñi mobilisé woon yëpp ñëw keroog tribunal vraiment xol sedd na guy ci seen teewaay di wax ni une mobilisation forte ak détermination bu wóor lañ soxla parce que l'islam la ñuy taxawal l'islam la ñuy xeexal ñun dañu bëgg taxawal diine comme ni ko imaam bi waxee imam bi waxee ñun dañu bëgg taxawal diine ci jàmm ci kaw ñu bàyyi ñu parce que sonaluñ leen boobu léegi yéen a ngi sàcc di fen di nekk di ànd ak góor jigéen ñi di ànd ak musiciens yi ñuy sàcc élection yi jël carte d'identité biométrique yi yàq ko yàq ñu 54 milliards di def lu nekk ñu toog di seetaan rek mais nag laa bu ngeen laalee suñu pas-pas nag foofu nag ñu jóg taxaw jàkkaarloog yéen wan leen ni ay góor ngeen ko séexal ay góor ngeen ko séexal ñun faalewuñu seen kaso yi faalewuñu seen fital yi seen lii fi faalewuñ ko ndax ku ragal dee gore woo te loolu xam ngeen ci dara xam ngeen bu ñu ko waxee ñun dëgg la ci ñun donc loolu moo doon wax bi tey di wax ni rek vraiment ñi ngi bëggee ñëpp vraiment maa ngi bëggee baax a baax ñoom tin maa ngi gis partage yi gars yi gën leen partager vidéo yi yéen ñëpp jàpp leen si ngeen partager ko affaire yi gën a yaatu na tas na ñëpp yëg ni le 14 incha allah une forte mobilisation pour la libération de Imam Alioune Badara Ndao jërë ngeen jëf wa salaatu wa salaam Karim Gueye la woon mouvement Nitu Dëgg di siyaar ñëpp di bëggee ñëpp jaa ngeen jëf jërë ngeen jëf